jaam Sénégal ba léegi nii mi ngi ci guddi yu bët setagul waaw ñu laaj sama naataango yi lan moo tax mu wax li nu mel ñu nekk heure bii nii ci bëccëg mu wax ni ñu ngi ci guddi loolu mooy lan mu ne guddi de du guddi bu lëndëm kirip à partir de 7 heures ci ngoon du loolu kese guddi mun na nekk en pleine journée ndaxte ku nekk gis na Sénégal temps yi moom manifestation gauche droite Sénégal yëpp looloo am ku nekk gis na li nu mel naka noonu itam gis nañ nit ñi ñàkk seen bakkan sama naataango yi wax ni waaw looloo tax ma wax leen loolu ñu sama naataango bii di journal Les Échos lan mooy xew mu ne kaw ndaxte ku nekk gis na manifestation yi lu ñu yàq di Auchan yi yàq di ay kër yàq ay këru tasu bi xibaar ku nekk gis na li nu mel Sud Quotidien ne bureau public dicte sa loi daanaka gars yi ñoo dicté seen loi daanaka état amatul sama naataango bii di journal Enquête ne de la fureur du sang ndaxte ku nekk gis na nit ñi nu ñu meree deret muy tuuru sama naataango bii di journal Enquête yokk ni waaw démb man maa yéemu ci yàlla ndaxte ku nekk gis na tension bi amoon ci côté caserne Samba Diéry Diallo nekk xam na kii di Ousmane Sonko foofu lañ ko téye jàpp ko képp ko foofu sama naataango ne démb metti woon na ci côté centenaire sama naataango bii di journal L'Observateur ne abat la violence dañu xam ne dëgg abat la violence ndaxte ku nekk gis na tey jii nii Sénégal fu mu jëm abat la violence man la laa wax waaw affaire Sonko fu mu toll ni cadre bi tombé état du Sénégal wax na nag démb ku nekk dégg na kii di Antoine Diome mooy ministre de l'Intérieur nee na waaw man lii du jàmm de waaye nag xam nañ ñi def li du mel ñu laaj Antoine Diome waaw mooy def li du mel ma ne am na ay nit ñoo xamante ni ñu xam lañ leen ñoom ñooy def lu ñuy mel xam waaw looloo am na ay force occulte yoo xamante ni ñoom ñooy xombatal bi INSEPET def ko mel ni foog ñi gisuñu leen ñooy leen di gis dañ leen di jàpp un à un incha allah mën naa tàngu journal L'As ne l'état se radicalise taa mer na de nag di Antoine Diome bàyyul dara kii di Sonko ndaxte jàpp ni bokk na ci lii xombatal bi te démb ku nekk gis na ay arrestation yoo xamante ni am na itam ndaxte kii di caat jàpp nañ ko société civile ak opposition dañoo bëggoon marché waaw jógee place Washington jëm place Soweto ñoom ñoo ne woon loolu la ñuy def dem daanaka def seen marche sama naataango bi di suur saa ne waxal marche waxatil marche ndaxte lii du marche waaw marche bougé au mètre loolu marche la Khalifa Sall Barthélémy Dias n'ont pas bougé d'un iota jógee wuñu sax immeuble Québec sama naataango loolu la wax incapable de franchir le seuil du périmètre sama naataango ne manifestant yi daanaka bi ñu mere dañoo dem ci mairie Dakar saccagé ko yàq sur ça loolu la yox ma naataango yi ne waaw saccage waaw suite bote dossier boobu fu mu toll ma naataango yi ne ma wax leen ko démb kii di Ousmane Sonko demoon na ci doyen des juges ngir mu entendre ko waaye nag lu mu fa jëlee neexul ndaxte yokkal nañ ko beneen charge ne ko waa affaire viol 1 deuxièmement kontel trouble à l'ordre public ñaar doyen des juges ma yokkal naa la troisième mooy insurrection appel à l'insurrection boo xamante ni 8 mars yi naay fàttaliku 14 jeunes yi ñu jàppoon waaw boobu lañ koy greffe ne ko nag léegi nag am nga 3 charges ci loolu sama naataango bi di journal L'Observateur ne doyen des juges moo ne de ku nekk xam na démarroon na instruction bi concernant affaire du viol ak menace de mort jotoon na sa décerné mandat d'amener ñu indi kii di Sonko ci bureau mu déglu ko par force waaye nag audience boobu daanaka dañ ko renvoyé ndaxte avocat Ousmane Sonko yi ñoo ne ñun nañ ko renvoyé ba leen sama naataango ne le doyen des juges corse le dossier Ousmane Sonko tàngo ne lii moom metti na de ndaxte ku nekk xam na fu mu toll nii nguur gi radicalisé na beneen boor bi Ousmane Sonko ak gaayam itam dañoo radicalisé naataango mi di journal Le Quotidien yokk ni waaw lii nii waaw léegi kan mooy séparé ñaari ñu laaj ko mu ne xamul de ndaxte ku nekk xam na ñaari bu ñuy xeex foog ma am koy séparé waaw société civile anamu ndax mën na ci ñëw séparé la journal bi ne bàyyi ma société wax ma leneen bu ma wax ko affaire société civile amul crédibilité mënu ci dara looloo tax dama naa tàngoo ne loolu moo tax kon yëf yi mi ngi continuer te fu mu toll nii ku nekk gis na pëccoxo bi nu mel naka noonu itam nu ñuy incendier ay kër kilifa dama naa tàngoo journal Libération ne waaw ku nekk gis na maison familiale gi di Mariam Faye Antoine Diome Birima Ndiaye ñoom ñëpp dañ leen attaqué naka noonu itam këru maître El Hadji Diouf sama naa tàngoo ne ñoom ñëpp dañ leen visé naka noonu itam TFM RFM Mbour wala RFM Mbacké permanence APR Saint-Louis bërëb yooyu yëpp sama naa tàngoo ne dañ leen yàqati dem visiter leen yàqati leen sama naataango ne lii moom doy na wax seen dëkk aw naka noonu itam magasin Auchan yi mu toll nii moom daanaka perte nañ seen magasin amatul Auchan presque amatul Dakar dañoo yàq lépp jël luñ fa fekk yóbbu waaye nag l'ONU rappelé na nguur gi droit sénégalais yi manifester waaw droit la boo xamante ni mi ngi ci constitution am nañ droit marche droit manifester waaw nguur gi warul leen empêcher lu ñu mel ñu laaj sama naataango waaw président de la république lu mu ci
président anamu ndax mi ngi ci mim réew kenn déggu ko sama naataango bi l'observateur ne président mi ngi fi te démb def na parade daanaka dafa génn ci centre ville bi di xool manifestant yi lu ñuy wax sama naataango ne amoon na ay garde corps yu bëri encadré ko muy dem di def genre défilé bu ndaw ngir xool lu xew sama naataango ne démb de parade du président Macky Sall au centre ville hier soir ngir constater daanaka lu xew ñoom nag président nag dafa jël avenue Lamine Gueye Blaise Diagne Malick Sy balaa muy def demi tour ci rond point RTS sama naataango bii di Soleil ne manifestation yi nag nu mënta mel nañu waxante dëgg lii bu dàkkul dina indi njàkkari Sénégalais yi waaw ndaxte day tax kon Sénégal dootul am ay investisseur ndaxte doo jël sa doom dugal ko ñu yow yàqati ko nu ñuy def Auchan yi waaw sama naataango ne ñu deful attention de moom mooyul kenn dootul indil dërëmam ci Sénégal di investir ndaxte bu fekkee ni manifestation am na dañu ñëw caxate yàqati ko loolu moom problème la sama naataango loolu la wax sport sama naataango bi di journal record wax nag ci match bi nara am diggante Teungueth FC ak Mouloudia d'Alger sama naataango ne gannaaw bi mu amee défaite ci extérieur 2-1 bi mu joué contre Espérance Tunis naka noonu itam am nul blanc contre Zamalek Teungueth FC tey yi foog mu góorgóorlu affronté kon Mouloudia d'Alger gagné ko ci stade Lat Dior bu Thiès sama naataango ne nañ góorgóorlu gagné kon Mouloudia d'Alger ci 3e journée Ligue africaine des champions ñu wax ci championnat yi ci Europe banaatang bi di journal Stade Quotidien ne affiche yu am doole lay doon ci Europe ci week-end bi Bayern dina jouer contre Dortmund Atlético Real naka noonu itam Manchester City ak Manchester United banaatang ne match yu am maana lay doon ñu jeexal ak sunu lamb sama naataango ne toll ni Lac 2 Eumeu Sène affiche boobu boo moyul dina tàkk suuf waaw ñu laaj sama naataango bi di sunu lamb lan moo tax mu wax li nu mel mu ne ku nekk xam na le 4 avril la combat boobu war a am waaye nag ku nekk gis na réew mi nu mel insécurité bi xeex bi pëccokoo bi waaw loolu àndul ak lamb waaw sama naataango ne insécurité dans le pays peur sur Lac 2 Eumeu Sène boo moyul de bëre boobu dina tàkk suuf jërë ngeen jëf. Comptoir commercial de plomberie du Sénégal CCPS. seen cuuraay raktak bi rey yooyu seen gamme Opalia ak seen savon de Marseille créole ñoo leen doon may li ci yéenekaay yi. xibaar yi daal di na buur waaye laata ñu taxali ko ñu daal di leen fàttali li fi gënoon a fës. ñeenti doomu adama daal di ñàkk seen bakkan am ñu bëri ñu ci amee ay gaañu-gaañu ak itam ay scène de pillage ci Ndakaaru jàpp biir réew mi loolu nag di bilan manifesté yi nga xamante ni ki démb ñu ngi ko doon amal lu tolloog nag maanaam ñaar fukki doomu adama ak benn di ay prisonniers daal di rëcc ca prison bu Mbour gannaaw manifesté yi tribunal bu Louga moom dañu ko daal di saccagé jëwriñ gu yore wàllu biir réew mi moom di joxoñ baaraamu tuuma ay ñenn ñi nga xamante ne daal dañ leen méngaleeg ak ay terroristes te daal dinañ leen identifié loolu nag di ab sortie bi nga xamante ni kii di Cheikh Bamba Dièye di député ci assemblée nationale rafetlu ko ndax dafa gis ni daal état bi ba tey jii dafa mel ni comprendre ñu daal message bu bawoo ci manifestant yi wàllu tàggat yaram itam daal nañ ko waxtaane ak tey jii Teungueth FC mi nga xamante ni dina sóobu ci jogante yi diggante ak Mouloudia Alger ci bu 16h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès loolu nag méngoo ko ñetteelu journée bu Ligue africaine des clubs champions ci lu jëm nag ci wàllu candidature Augustin Senghor ci biir fédération sénégalaise wala ci biir confédération africaine bu football ngir mën a doon jiit la moom nag njiitu fédération sénégalaise bu football daal na ci deltu gannaaw bataaxal bi nga xamante ni démb daal dina ko siiwal ngir xam ne ni ab déggoo daal dina am te loolu sax jàpp na mooy li gën ci football Afrique donte décision bi nga xamante ni jël na ko moom Augustin Senghor daal na xam ne ni ñëpp duñ si d'accord kon boog mbokk yi li moo gënoon a fës ci xibaar yi Cheikh Tidiane Diagne féete woon na ci micro bi ci machine bi Abdoulaye Diop di leen jaajëfal di rafetlu si ànd ak rajo Futurs Médias léegi ma ngay daal di am rawatina démb lu tollook ñeenti doomu aadama daal di ñàkk seen bakkan am ñu bëri nga xamante ne jëlee nañ ci ay gaañu-gaañu ak itam ay scène de pillage fii lekk Ndakaaru ak itam ci biir réew mi ci Mbuur nag lu tollook ñaar fukk ak benn prisonnier dañoo daal di kon bokk rëcc tribunal bu Louga dañu ko daal di saccagé ministre de l'intérieur daal di amal démb ab conférence daal di xam ne ni daal yi les violences la ko waral nag moo di yenn si ay terroristes yi nga xamante ni dañ leen daal di identifier ba pare loolu nag di ab sortie bi nga xamante ni ki nga xamante ni moo di Cheikh Bamba Dièye di député rafetlu ko ndax nee na gouvernement bi ba tey comprendrewul message bi nga xamante ni mi ngi bawoo ci manifestants yi wàllu tàggat yaram yi tamit dañu ko daal di waxtaane football ak ñetteelu wërgal bu Ligue des champions des clubs africains jàppale nag Teungueth FC ni ki tey jii dana tas ak ñii di waa Mouloudia Alger ci bu 16h jotee ci stade Lat Dior bu Thiès maître Augustin Senghor di njiitu fédération sénégalaise bu football daal di deltu gannaaw ci candidature bi nga xamante ne déposé woon na ko ngir daal di jiite confédération africaine bu football mbokk yi li moo gën a fës ci xibaar yi
bi ngeen taxirloo ñu daal di ko faram-fàcce. Abdoulaye Diop féete ci machine gi ni ki démb di ajjuma yëf yi tàngoon na jër fii nii ci Ndakaar ak itam ci biir réew mi lu tollook ñeenti doomu aadama daal di ñàkk seen bakkan ci affrontement yi nga xamante ni moo amoon ni ki démb ci diggante manifestant yeeg lii di policiers yi ay scène de saccage yi nga xamante ni gis nañ ko fépp ci réew mi ca Mbuur nañ leen ko waxee lu tollook ñaar fukki doomu aadama ak benn di ay prisonniers daal di kon bokk rëcc gannaaw manifeste yi nga xamante ni moom moo daal di amoon am na sax ñaar ci ñoom ci prisonniers yi nga xamante ni amee nañu ay gaañu-gaañu métti foofu itam lu ñu gis ni daal moo di am na ay scènes de violence yu jéggi dayu ba ñu daal di saccagé ay magasins Auchan jàpp agence Free ak itam RFM bu Mbour ñu ànd seeg suñu ndaw bu ñu fa toogal di Abdourahmane Diallo. coow li ci 11h la tàmbalee lu toll ak ñaar fukk ak benn prisonnier daal di daw mujjantal ga ñu teg loxo ñett ci ñoom fukk ak juróom-ñett ñi ba léegi kenn tegu leen gët ginnaaw bi ñu doon def li ni mel nag ñaari prisonnier am nañ ci ay gaañu-gaañu yu méttee métti kenn ki bunt bi moo dal ci tànkam keneen ki bi mu doon wàcc miir bi la daal di gaañu bu ñu sukkandikoo ci suñu ay xibaar ñi jot a am ay gaañu-gaañu ñu ngi leen di faj ci jamono ji ay minutes lañu daal di teg ci coowal prison boobu ndaw Mbuur yi tàmbale tamit xeex ak way takk der yi ci rond-point Mamadou Diop la mbir yi tàmbalee. agence Free bi Banque Atlantique ak RFM Mbour ñu tojate ko. ndaw yooyu daal di baare tamit route nationale bi laataa ñuy dugg ci Auchan bi tojate lépp li fa nekk rawale ay marchandises. La sécurité est maintenant à terre. mais Auchan Mbour tout le monde ñëpp a ngi jël situation bi métti la. ndaw yi doon manifester tamit dal nañu attaqué garage bi trésor public bi ak yenn jumtuwaay yi nga xam ne ñu ngi yoon ci Mbour. RFM Mbour. Abdourahmane Diallo na mu amee ca Mbour noonu itam la amee ca diwaanu Louga foofu manifestant yi daal di saccagé tribunal bu Louga ak itam station Total ba fa nekk ba jàpp yenn ci ay responsable politique te ay scène de violence yi nga xamante ne suñu ndaw li toogal ñu foofu la ca diwaanu Louga lu di Abraham Paul Pouy. Coxna montagne jaaree kër Serigne Louga ba Archerie ay manifestation am fépp fii ci commune bu Louga manifestant yi nag tribunal bu Louga la ñu njëkk attaqué daal di toj vitre yi nga xam ne ñoo nekk ci tribunal bi buñ fa jógee jëm ci wet gi bëgg a song li nga xam ne moo di gouvernance bu Louga ci nii nag la force de l'ordre yi taxaw na mukk du fi amee dóor dàkk bi daal di door xeexoo yi daal di tàmbali ci diggante manifestant yi ak policiers yi di sànni ay grenade lacrymogène manifestants yi di sànni ay xeer di taal ay pneu ñu daal di attaqué li nga xam ne moo di station Total gi nga xam ne moo nekk ci place su Yacine Boubou toj vitre yi daaneel yenn ci pompe yi boutique bi nga xam ne moo fa nekk nag ñu daal di ko toj dugg jël lenn ci marchandise yu fa nekkoon kër meeru Louga sax ñu daal di ko attaqué foofu nag ay vitre rek la ñu daal di toj ñu jóge fa daal di bëgg a attaqué këru waajuru Mamadou Diallo bi nga xam ne moo fi nekkoon directeur des domaines foofu nag militants yi ak ñi nga xam ne ñoo dëkkee ci koñ ga daal di ne mukk du fa amee xeex daal di door ci diggante manifestants yi ak militant wala ñi dëkkee ci koñu kër Mamour Diallo boobu nag ñu sàndante ay xeer ba nu police ñëwee daal di intervenir mu nekkoon Abraham Paul Pouy Louga rajo Futur Média. Abraham Paul Pouy ca diwaanu Kaffrine gannaaw manifeste yi nga xamante ne moo fa daal di am lu toll ak fukki élèves ak ñaar lañu daal di tekki loxo foofu nag sa saas ñoom dañoo daal di décider suspendre li nga xamante ne daal moo di composition bi président association régionale des parents d'élèves bu Kaffrine moom nag di métti lu mel gis ni daal jeunes yi dañ leen daal di instrumentaliser ba tax na fi mu toll nii ma ngay ñaax parents d'élèves yi ñu gën a kon bokk veiller si seen i doom ñu déglu ko Waly Thioban ci micro Oumar Ndiaye. alors loolu métti ni ba ci kanam yàlla xale yi politique en tout cas politique wuñ ndax amaguñ âge politique amaguñ âge voté kon nañ bàyyi xale yi ko ci am looy def ko yow de sa engagement def sa politique alors digaale ko ñu ko digaale waaye utiliser nag xale yi c'est pas un acte de courage te loolu ñu ngi koy ñaawlu xale yi buñ nangu nag loolu buñ ko nangu tey buñ ko nangu seen parents yi nañ wax ak seen doom yi ba loolu alors xale boo xam ne kii da ngay dem pour perturber ni ngi la téye ci kii kër ga ba yi passé waaw mais sinon je pense que sax fii Kaffrine amul problème
parce que xale yi ñaa ngi doon def seen composition fooy leen fekk génneel yooyu nag na dakk maa ngi koy méttilu fukk ak ñaar yi ñu jàpp li ma la wax rek dañ leen ci boole waaye du doon seen xeex lañ leen ci dugal waaye du doon seen mbir ñi leen ci dugal nag tooñ ñi leen ndax bu ñu def seen mbir nañ ko def ñoomu neen waaye bu ci boole gune yi mu ci boole xale yi. ni ki démb jëwriñ gi yore wàllu biir réew mi di Félix Antoine Diome moom nag daal na amal lii di conférence de presse la moo xam ne nag ci googule conférence bi moo di dañoo gis ni ñi nga xam te ñoom ñooy amal manifester yi ci Ndakaar ak itam fépp ci réew mi dafa am ñu leen jàppale di ay mbirum terrorisme sax la ko daal di méngale moom Antoine Diome si mbir moomu la sax moom daal na xam ni daal état bi dina jël ay responsabilités te képp ku nga xamante ne jàpp nañ ci ñaawteef yooyu le di nga la yokk yoon moom la daal di wax ñu daal di ko déglu Antoine Félix Diome. coow li am ci fan yi yëpp lenn sababu ko lu dul dafa am ñaari doomi Sénégal yoo xamante ni kenn ki jigéen la kenn ki góor la ku jigéen ki ni ko yoon mayee mooy dafa jàpp ni dafa am tooñ gu tegu ci kawam mu tuumal beneen doomu Sénégal li nga xamante ni mooy viol doomu Sénégal boobu tamit am na àq ak yelleef yoo xamante ni yoon daf ko may mu doon ñaari doomu Sénégal yoo xamante ni mbir dox na seen diggante ci yoon loolu nag bi mu tàmbalee ak léegi ñu am ci ak seetlu gi ci jiitu mooy ki nga xamante ni dañ ko topp tuumal ko mu am li ma ko fàttalee léegi ak yelleef yoo xamante ni yoon moo ko war lool mu wax ni du wuy ci loolu yamul ci loolu mu teg ci ni lii nga xamante ni mooy wàllu état ak ni nga xamante ni moom la banqaasoo mu ne amul lenn loo xamante ni daal warmal na ko ci gis ngeen ci kaddu yu bëri li nga xam ne mooy kennu état amul lenn loo xamante ni warma juddu na ci lii nag doon loo xamante ni lu bees la suñu réew waaye ku ne xam na ni nguur di doxee dina am ay xibaar ak ay xeetu renseignement yoo xamante ni xañ na ñeneen ñi duñ ci jot ñu gis te yéen ñëpp seetlu ngeen ko fan yii ñu weesu démb moo ci mujj gis ngeen ñu yor ay fital di song bérébu liggéeyukaayu jàmbur gis ci yeneen yoo xamante ni tamit yàq nañ seen alal ñu doon ay nit yuy dundee seen ñaq te ku ne xam na ni seen yoon nekkul ci lii nga xamante ni moo xew gouvernement bi mi ngi ñaawlu lii nga xamante ni dal na ñooñu di leen masaw te wax leen ni réew moom saa su ne même bu fekkente ni am na xew-xew bu ñu xaarul woon ci ñenn ñi du tee taxawaay bi nga xamante ni am na ci yëpp dinañ ko taxaw ba mu mat sëkk ñi ngi masaw di jaale ñi nga xamante ni ñàkk nañ seen bakken ci xew-xew yi nga xamante ni am na ci fan yi askan wi di woo ndaw ñi nga xamante ni ñooy yaakaaru ëllëg nga xamante ni ku leen woo ci jàmm mooy ki nga xamante ni mooy seen mbokk képp koo xamante ni mi ngi leen di woo ci safaan tegu leen ci yoon wi baax. Antoine Félix Diome yemul ci loolu ndax ba mu doon amel li nga xamante ni moo de conférence de presse googule daal dina jël wax kon bokk ci lu jëm ci wàllum couvre-feu bi nee nañ nag lu yàggul dara am na ci ay mbir yi nga xamante ni daal danañ ko ci wàññi ngir gën a mën a tekki askan wi ñu mën a dund ci anam yi nga xamante ne noonu lañ ko daal di bëggee waaye lépp respecté li nga xamante ni daal moo di protocole sanitaire bi moom nag daal dina yëkkate yooyu la kàddu wax yi tamit ci li nga xamante ni daal moo di opération de vaccination yi nga xamante ni am nañu yaakaar ni dana am lu bëri li nga xamante ni dana ko wàññi ci mbas mi su boobaa nag ñu daal di kon bokk jël yeneen dogal ngir mën a faciliter lii di dundinu Sénégalais yi ñu déglu ko Antoine Félix Diome ba tey voilà mu mel ni ki kon bokk danañ ci dellu ci nu mu gën a yaatu waaye lu ci mënti am rek kii di Cheikh Bamba Dièye di ministre de doon député moom nag daal dina déglu bu baax a baax ki nga xamante ni daal moo di ministre de l'intérieur pour secrétaire général bu FSDBJ moom la mu jàpp ni moo di daal état bi ba tey jii dafa mel ni dañoo déggul message bi nga xamante ni mi ngi bawoo ci jeunes yu manifester fii nii ci Sénégal ñu déglu ko Cheikh Bamba Dièye. maa ngi toogoon di xaar lu rëy mais fii mu nekk nii man dama am problème pour comprendre discours bii lan la si jublu lan lay xaar si ñun lan lay xaar ci réew mi ak lan la état wu Sénégal di indil Sénégal gannaaw bu ñu dundee ñaar wala ñetti fan wala ñeenti fan yoo xamee ni dëgg-dëgg réew maa ngi sens dessus daan wax dëgg sa la il faut pas que ñoom ñu defee ni beneen réew la ñu nekk réew la boo xam ne dafa am problème bu grave problème boo xamee ne ay nit faatu nañu problème boo xamee ne daf ñuy interpeller ci suñu wàllu sécurité dañuy interpeller ci suñuy droit suñuy ak ak suñuy yelleef boo xam ne dafa remettre en cause est-ce que ñun ñëpp ñoo yem ci réew mi est-ce que ànd ak Macky Sall rek moo war a signifier yaa ngi ci jàmm wala nekkoo ci jàmm est-ce que tooñ yi ak jalgati yi nga xam ne dañ koy jaaree ci institution yi parce que daane nit ñi est-ce que loolu yanu na maanaam bu continuer dama jàppoon ne buy wax ak nit ñi jëm ci ndaw ñi boo gannaawee yamale wax seen warugar li ndaw war a def war nga ko wax yow mi nga xam ne yaa leen yilif yow mi nga xam ne yaa leen seetaan ba jafe-jafe dab leen ba frustration yu dul jeex fekk leen si nga xam ne tey jii problème Ousmane Sonko waxtaan wax dëgg sa la c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase ndaw yooyu dafa amoon lu ñu waroon teg seen loxo dafa amoon lu ñu leen waroon jox dafa amoon fu ñu waroon dalal nit ñi
dama jàppoon ni dëgg kii di ministre de l'intérieur daf ñu waroon indil discours boo xamee ni dinañ ci mën a jàpp pour que bu ëllëgee bu ñu yeewoo ñu xam ni Sénégal bu bees Sénégal boo xamee ni nguur gi jàng na ci problème bi jàngale na ci ba pare indi na ci ay yoon yu leer yoo xamee ni dinañ ci mën a ànd pour que li nit ñi doon métti di ko jooy ba mu tax leen ñu nekk ci mbedd mi ba mu tax leen ay nit yoo xamee ni seen yoon nekku si fitna fekk leen si ba mu tax ñoo xamee dañoo liggéey ba seen alal ñoŋ ñu koy suba ñàkk ko parce que situation am na ci réew mi jàppoon naa ni dafay duut baaraam ci problème boobu. fukki simili ak benn dal di bootu ci benn waxtu ci rajo Futur Média ñu dal di desandi ba tey ci mbirum violence yooyu la ak lii di mouvement jeunesse international Abrar ñoom nag ca Ndar Géej la ñu daal di nekk mouvement boobu nag dafa ëmb ay guides religieux la ñu bëgg nag moo di lii di chef religieux yi daal di yëkkati seen i kàddu ngir wax ci jafe-jafe yi nga xamante ni jamono gi ñu ngi koy dund ci loolu la sax ki nga xamante ni moo di ndaw toogañu foofu lay ca diwaanu Ndar Géej du Mohamed Bisila am na yenn ci ay kàddu yi nga xamante daa jëlee na ko fa ñu déglu ko ci leeral. gannaaw ba mu fatoo ci ay fan ci raw Chérif Mouhamadou Lamine Aïdara di njiitu mouvement jeunesse islamique international Abrar woo ndaw ñi ci dal ngir ñu mën a moytu fitna bi nga xamee ni mi ngi ci réew mi. booy def violence ngay daw di toj ay oto jàmbur di lakk ay pëna ndaw li waroo ñàkk fayda ba di sacrifier sa bakkan di sacrifier sa àdduna di yàq sa réew ngir koo xam ni kat mu ngi làkk ay njabootam ci ginnaaw. Chérif gis ni sax kilifa diine yi dañu war a waxtaan seen biir ngir fexe ba jàmm ak dal mën a am ci réew mi. kenn nekku fi xalifa ci coobare kenn yàlla la may nga dund ci aw at yoo xam ni bari nga ay morom yoo xam ni dunduñu ko ba ñu tànn la ci âge bi nga am jiital la njaboot njiit boobu dañ ko war a mat ñun ñëpp. amaana sax mat nañ ko waaye mat bi tamit tekkaaral bi dina ko xaw a wàññi tuuti kon nañu wax ak njaboot gi dialogue chef religieux yi moo jot li nga xam ni tamit mooy ku jëy politique bi nañu xam ni ay ndenkaana rek lañ leen jox te dañ koy yore ba yàlla jëlaat ko ci seen loxo ñu ba ko fi dunduwaat ñoom seen giru li leen yàlla tuddal te ba ko fi ñeneen yorewaat ko kon nañu rafetal. téereg alxuraan gu ñuy faral di gis ay politiciens di ko faral di jëfandikoo ci plateau télévision yi ak lu ni mel mu ni dafa war a dakk te kilifa diine yi war nañu waxtaan ak njaboot gi ci lu ni mel. RFM ci Ndar Géej Mohamed Nabisila. Mohamed Nabisila ci li jëm ci mbirum Ousmane Sonko garde à vue ba tey ñu ngi koy poursuivre ni ki biig sax ma nga fanaan ca brigade de recherche bu gendarmerie ba Colobane njiitu Pastef ni ki altine incha allah dana amal geneen jënoo ak doyen des juges ci li jëm ak ci ay avocat am la ñu xam ne moo di juge de premier cabinet dafa dal di kon boo ko joxaat benn nouvelle demande de levée immunité parlementaire bu Ousmane Sonko lu ni mel nag ki nga xamante ni moo di Abdou Mbow di ab député ci assemblée national moom nag daal dina weddi lu ni mel nee na nag loolu amul dara li nga xam te ne am na ca ñu daal di ko déglu moom Abdou Mbow. deuxième saisine moom ni ngeen ko dégg rek laa ko déggee damay bëgg a wax fii ci seen rajo amul benn saisine beneen bu ñëw assemblée nationale pour lever immunité parlementaire deuxième troisième ou quatrième loolu dama bëggoon wax ko ngeen dégg ko Sénégal yépp dégg ko xaw ma manipulation la xaw ma fausse info xaw ma lan la daal du ma ko tuddee noonu mais en tout cas ñun assemblée nationale amul benn saisine bu ñu jotaat pour lever immunité parlementaire li nga xamante ni nii yoon may nañu parce que boo seetloo lever immunité parlementaire waxuñu te dañ ne dañoo bëgg a topp diw donc bu ñu lever immunité parlementaire am loolu après yoon mooy def liggéeyam donc loolu lañ ca war a def yoon may ñu ko règlement intérieur assemblée nationale di loi organique may nañu def nañ ko nañu ko war a defee topp sart yi amul dara loo xamante ni sooxe na ci donc loolu bëggoon naa leen ko wax mu doon une information boo xam ne yéen di ngeen ko am sénégalais yi déggaale leneen li mooy li nga xam ne xew na fi aussi ministre de l'intérieur wax ci te jàpp naa ne mooy actualité li ma ci xalaat rek mooy jàpp naa ne ministre de l'intérieur li mu def war na ko def parce que nag réew am na foo xam ne bu fa tollee ñu ko jiitee dëgg nañ gis nañ communiqué tout ki nga xam ne moo yor kaaraange réew bi te tey ñu gis ne kaaraange gi menacé nañ ko te am na yoo xamante ni am na te ma koy ñaawlu nag ba fa ñaawlu yam parce que violence baaxul ci réew parce que yi ñu yàq yépp ay sénégalais ñoo koy utiliser. Abdou Mbow di député ci assemblée nationale fukki simili ak juróom daal di bootu si juróom-ñetti waxtu ci suba.
xibaaru tàggat yaram yi dañ say ànd ak Malal Junior Diagne Malal salaamaaleykum. jàngeen jëf ñi lay juddoo tàggat yaram yi ak dogal bi baaw ko ci président fédération sénégalaise de football bi di maître Augustin Senghor jërëb dogal daal di nangu la ñu ko digoon ñun protocole bu ñu signé woon foofu ca Rabat ca réewum Maroc bokkoon ci joŋante ngir xëccoo président confédération africaine bu football muy CAF moom ci bataaxal gu mu daal di siiwal ci loolee dip site internet am wax na ni kon nangu nanu googule proposition ngir nag mu jëm ci ñu bàyyi kii di Motsepe nekk président confédération africaine bi moom Augustin Senghor nekk vice président bu njëkk bi ñaareel vice président di Ahmed Yahya ñu ne nag loola ña ngi ko nangu gannaaw ba ñu toogee waxtaan seen biir bu baax a baax weccante xalaat daal itam xayma ku ca nekk la mu bëggoon a def ñu boole ko mu doon genn say ngir ñu fas yéene liggéey ngir suqali football Afrique moom maître Augustin Senghor kon wax na ni daal léegi loola noonu lañ koy doxee ndax itam ay tànk jàmm ak itam yeneen i kilifa yu doxoon wax ca moo tax ñu daal di kon nangu boobule proposition beneen mu ngi ni baw ko ci waa fédération bi yoon nag wàcc si ko waa ligue professionnelle mooy ñu dàqandi ba jimmi jamono mbooleem seen i ay jongante yu ñu mën a amal ci njeextalu ay bés bii yooyee jongante dañ ko daal di dàq ñi tax gis nañ daal ñoom danoo ñàkk karange loola sax président ligue professionnelle bi di Sayer Seck jot na ca yëkkati kàddu wax ci micro Babacar Fall. décision bi ñu jël de dakkal matchu championnat yi muy ligue professionnelle d'ailleurs di ligue amateur fi ak tolluwaay réew mi la moo tax ñu jël boobu décision ndax réew mi mënu toll fi mu toll ñun ñu continuer di jouer ay match football di ñaan nag réew mi dellu si ci jàmm ak salaam di ñaan aussi benn bakkan bañ cee rotati ndax ñu mën a dellu si waat ci suñu ay activité di ñaan yàlla ak autorité ñi nga xam ne ñoo ŋànk réew mi yëpp ñu mën a dellu si ci jàmm ak salaam pour que ñu mën a reprendre suñu ay activité li ñu bëgg rek mooy li nga xam ne moo fi nekkoon bi mbas mi dalee suñu kaw ba tax ñu toog lu tolloog diirum at football ñu loolu bañ fay dellu si ndax loolu lu metti la tis bu rëy la bu dal suñu kaw di ñaan yàlla bii doon vraiment dog-dog boo xam ne dog-dog bu gàtt lay doon ñu mën ci génn ci jàmm ak salaam pour mën a reprendre suñu ay activité si wàllu compétition yi ba léegi jàppale nag ni ci samedi gi ñii di waa Teungueth FC ñoom daanu jouer seen jongante jëm si loolee di Ligue des champions africaine mi phase de poule daañu daje ak waa MC Alger ca Thiès bu ñeenti waxtu jotee ca stade Lat Dior loola kon ci ngoonub aser ji lay doon nu wax itam coolu tàggat yaram gi nii waa fédération basket ñoom itam daaj nañu dàqandi ba jimi jamono seen journée bu ñu bëggoon amal ci njeextalu ay bés bii ñi nag di waa fédération athlétisme ñoom daan amal juróom-ñaari fan ci weer bi ab journée bu ñu jagleel tout tànk yi loolu sax nag ne nañu waa ligue régionale bu Ndakaaru ñoo ko na ma amal ngir ne delloo ca njukkal jigéen ñi ñu daal di déglu ci yooyu lee kaddu Ndiak Diaw kenn la ca kilifa Ligue de Dakar ci micro Abdou Diouf Junior. ci wàllu jongante boobu nag épreuve yi nga xamante ni ñoo fay am pour li nga xamante ñoo la ñuy wooye benjamin tout tànk yi dinañu am 60 mètres ak 1000 mètres minimi aussi dinañu am 80 mètres ak 1000 mètres ñuy wooye cadet U18 ak junior yi ak senior yi ñu leen di wooye U20 ak senior yi dañu am épreuve bi ñuy wax 100 mètres 400 mètres 1500 mètres mais aussi dinañu daw di tëb ñu koy wooye 110 mètres et ak 100 mètres et ci jeexantal ba nag dina am relais 4 fois 400 mètres mais ci wàllu tëb yi dina am li ñuy wax triple saut ci wàllu sànni yi tamit lancer yi dina am lancer de disque waaw journée bi nga xamante ni nag Ligue de Dakar bëgg na koo def mu nekk 9e journée dafay nekk journée boo xamante ni dañ koy sargale suñu jigéen ñi parce que nag jigéen ñi dañoo am rôle bu am solo bu ñuy jouer ci fédération mais aussi ci Ligue de Dakar boo xoolee ci biir Ligue de Dakar am na li ñuy wax comité féminin te comité boobu jigéen ñi rek ñoo fa nekk di ñu xelal di ñu accompagner ci organisation compétition yi mooy aussi di ñu xalaatal ci wàllu doxalin bi nga xamante ni am na ci Ligue de Dakar moo tax dafay jaadu ñu leen di sargal ci journée 8 mars bi nga xamante ni moo war a ñëw ñun nag dañ koy anticiper le 7 mars la ñuy def compétition mais dañ koy anticiper sargal suñu jigéen ñi wax leen ni leen kat ñun kat ñooy seen i góor mais nag ñu ngi leen di bàyyi xel bu baax parce que seen i taxawaay am na solo te gis nañ seen taxawaay ci sport bi nga xamante ni mooy sport Sénégal mais précisément ci athlétisme bi nga xamante ni moom la ñu bokk ñun ñëpp. ñu daal di daaneel ak football bi ca bitim réew waxtaanee loolee di championnat bu Angleterre ñoom daanañu jouer seen ñaar fukk ak juróom-ñaar bi journée nee nañ ci samedi gi midi bu tegalee fanweeri simili Arsenal mooy jouer waa Burnley ci ngoon si bu ñetti waxtu jotee Southampton ak Sheffield United
Aston Villa moom ci tàkkusaan bu tegalee fanweeri simili lay joué ak waa Wolverhampton ci guddi ga nag muy 20h Leicester moo jëlaale ak équipe bii di Brighton. ci Espagne itam jàpp leen ni 20h équipe bu Osasuna mooy kon dalal équipe bu Barça loolu dafa bokk si ñaar fukk ak juróom-benneel bi journée championnat yeneen joŋante yi ci ngoon gi lañ ko namm rek amal. ca wàllub Allemagne moom am na fa joŋante bu mag boo xam dina am tàkkusaan bu tegalee fanweeri simili mu bokk si ñaar fukk ak ñeenteel bi journée ndax Bayern Munich moo ci war a dajante ak waa Borussia Dortmund. Italie itam danañu ca nekk ñoom itam ci samedi gi nee nañu Juventus de Turin bu Cristiano Ronaldo jëm si 26e journée 19h bu tegalee 45 minutes dina jouer ak waa Lazio Rome loola ci tënk mooy la gënoon a fës ci xabaaru tàggat yaram. jërëjëf Malal Junior Diagne ñaar fukki simili ak benn daal di bootu si juróom-ñetti waxtu ñu daal di jublu ci pàcc gu mujj ci RFM matin.